Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis mooy partenaire immigré yi ak diaspora bi. Banque de l'Habitat du Sénégal am nañu ay branche ci Harlem, fii Baltimore, Maryland, Memphis, Tennessee, Columbus, Ohio ak Winston-Salem ak Montréal. Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis moo ànd ak immigré yi ak diaspora bi ci wàllu yónnee xaalis ak taxaw leen ci wàllu dëkkuwaay. Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis partenaire Allo Dakar. yéen a ngi déglu allodakar.com. Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de allodakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Asalaamaaleykum mbokk sénégalais yi. Asalaamaaleykum mbokk sénégambien yi. ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant di rafetluwaat ànd bi nga xam ne ñu koy ànd boobu ba léegi ngir soxali communauté bi, ngir servir communauté bi, ngir lépp li nga xam ne jar na waxtaan ñu waxtaane ko ci communauté bi. mbokk yi gannaaw bañ santé kenn ku ci ne ñu am mbégte rek ñëw indilwaat leen li nga xam ne mooy programme bi nga xam ne moom lañ leen jagleel tey fas yéene ko waxtaane ak yéen di ñaan yàlla ñu doxal ko ci jàmm ak salaam. comme niñ koy defee saa su ne nag mbokk yi dinañ door li nga xam ne mooy émission bi di ko door ci gis-gis ànd ci ak imam bu gis-gis nag mu ngi traité li nga xam ne tey mooy li nga xam ne bu ko jaam bi ñàkkee lu muy def ci moom. maanaam nee nañ bu nit ki amatul ngor, amatul gëm-gëm wala njàmbaarte boobu ñuy war a xam ci kenn ku ne. njàmbaarte nag boo ko déggee mooy mën na ne ci tës mu ci ne. ñu laaj ci nag loolu ndax bu ko jaam bi amatul ci moom ndax dina nekk li nga xam ne ñu laaj ci nan la koy dundee ak ndax dund bi du gàllankoor digganteem ak ay jegeñaaleem ak tamit digganteem moom ci boppam ak dundem. buñ ko xaymaa ci li nga xam ne buñ ko bamtuwaatee ci nasaraan mooy que ni dañ ne quand le croyant est dépourvu d'honneur et de courage peut-il vivre en bon terme avec lui-même et avec ses plus proches. Quand dit la religion avec Yampambu. buñ jógee nag mbokk yi nañ fi dalal ay sénégalais ay doomu Sénégal dalal fi ay def lépp li nga xam ne
bokk na ci li nga xam ne moom mooy doxalin réew nga xam ne contribution la au développement créer ay emploi ñooñu nag créé nañ li nga xam ne mu ngi tudd SA Driving School LLC au service de la communauté sénégalaise mais aussi des Africains ki nga xam ne nag moo sànc lool tudd Mohamed dañ ko fi dalal moom ak Pape Demba Diagne au micro de Marie-Louise Sissoko donc mu mel ni ñooñu dinañ ñëw wax ñu fii li nga xam ne mooy lépp li nga xam ne moom mooy loolu nga xam ne mooy ko fi ñëw rek bëgg a dawal bëgg a am li nga xam ne mooy permis jumtukaay yooyu nga xam ne moo lay permettre nga mën a xandal oto waaw ñu jógee ci loolu nag mbokk yi nañ dellu si waat ci li nga xam ne mooy infosport dellu ci infosport dañ ci ànd ak ki nga xam ne moom mooy Amédine Sy ak ki nga xam ne mooy Papa Diagne ci biir loolu nga xam ne at bi bees bi ñuy célébrer nag dinañ ci dem wax li nga xam ne yenn événement yi fi amoon démb yi fi amoon tey ak yi nga xam ne mooy yi jot am ëllëg ànd ak ñoom daal di def waxtaan bu am solo ci tàggat yaram bu ñëwee ci loolu mbokk yi daañu ñëw dal ki nga xam ne mooy Hadj Mody Ndiaye am ne moom mooy toujours table ronde bi nga xam ne moom la ñuy jagleel war ci wax li nga xam ne moom mooy actualité socio-économique de la diaspora du Sénégal et du monde entier mais pourquoi pas politique surtout ñun ñi nga xam ne fii lañu basé woo Amérique mbokk yi comme ni ñu koy defee saa su ne dinañ ko terminer ak li nga xam ne mooy démb ak tey l'afropessimisme l'afropessimisme un fardeau africain dinañ ci ànd ak ki nga xam ne mooy Mame Mariane nag voilà Mohamed Sa Sanko voilà donc dinañ ñëw nag bu ci kanamee ci ñooñu ñu fi doon wax ci diaspora Sénégal mooy Mohamed Sa Sanko ak Pape Demba Diagne moom la ma régi wax kon bu ko defee dina ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy démb ak tey ànd ci ak Mame Mariane nag nee na aujourd'hui les moqueurs consacrent leur temps à penser sur des sujets rejetés par la raison. Ils se dépensent à épier les actes de leurs amis dans l'espoir d'y dénicher des points faibles et à dénigrer et à critiquer. Croyant pouvoir porter atteinte à leur rang, à leur notoriété, ce faisant, ils manquent l'occasion de porter un regard critique sur eux-mêmes et s'écartent ainsi du droit chemin de l'émancipation de soi-même. Analyse et recommandation de Mariane Fall et ses invités. Maanaam tey dañu gis ni dafa am ñoo xam ne tooñ lañ jël def ko mi seen gàllaaj te nag man dama daan dégg sama benn maam bu doon wax ni tooñ du gàllaaj ndax àdduna jéggi dex la donc nit ki da ngay moytu sa bopp moytu tooñ ñu gis ni am na ñoo xam ne vraiment li ñu gën a yitteloo mooy xool li sikk ci nit ki waaw gàtt na ñuul na njool na ñaaw na xees na mu ngi ci lii di fexe rek li ñuy wàññee nit ki ba mën a atteindre li nga xam parfois mooy dignitéem wax ko loo xam ne vraiment yow lu ngay ŋaññi ci nit ki wala lu ngay xosi ci nit ki yow yaa ngi koy bàyyi sa biir kër wala yaa ngi koy bàyyi sa bopp donc loolu nag dañuy wax ni vraiment nit ku koy def mooy ci diine mooy ci maanaam dundin ci nekkin yaa ngi soreel sa bopp ci lépp li nga xam ne moom mooy yoon wi nag mooy yoon woowu nga xam ne nit ki li nga bañ ñu def la ko bu ko def sa morom li nga bañ ñu joxoñ la ko bu ko joxoñ sa morom li nga bañ ñu teg la ko bu ko teg sa morom donc loolu la ñuy waxtaanee tey mu dem ci li nga xam ne buñ ci demee buñ dur ci baaraam bu ñu demee ba sori sax dinañ ko mën a xayma mooy xoolee ko rek ci nekkinu suñuy kilifa par rapport ak yenn kilifa yi ci Afrique wala ci àdduna seen doxalin ak ni ñuy doxalee seen digganteeg maanaam seeni citoyen ndax citoyen moom mooy nekk président moom mooy nekk kilifa donc boo nekkee kilifa citoyen yooyu da nga leen di ormal da nga leen di teg jox leen cër mais loolu bu amul rek yaa ngi génn xeet yaa ngi génn yoon
bu boobaa leneen lay indi donc ñu gis ko nag dafa mu nekk lu bëri ci jamono ji bëri ci kër yi bëri ci koñ yi bëri ci gox yi mbokk yi ñu war ci waxtaan lu baax a baax ndax dañu yaakaar ni nit koo xam ne am na lu des ci moom wala am na lu wàññeeku ci moom war nañu ko mën a encourager ba mu bañ a génn société bi wala gis ni dañ ko marginaliser ci société bi mais ñu indi ko ñun ne ko lii nattu la wala lii yàlla moo ko def yàlla moo la ko bindee mais ci ñun nga bokk ëppale wu ñu la dara dañ bokk ànd doxal waaw mu nekk sujet bu am solo kon mbokk yi dañuy daal di door ci nuyoo yi le temps ñu dugg ci sujet bi di ko door ci ki nga xam ne mooy imam ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm di la bàyyi nga nuyoo mbokk auditeurs yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. tey bi nga xam ne mooy suñu premier samedi ci année 2020 ñoo ngi am mbégte ñëwaat ci plateau bi am mbégte di la ziar yow xam ni rajo bi macha allah yi ngi fi dafay na ak ñi nga xam ne suñu ay nattango commençant par président Mody Ndiaye suñu pap dañu laa ziar bu baax a baax li ngeen def seen jéego yi rafet na dans toute la communauté yëpp a ngi koy rafetlu yéen ñaar seen taxawaay ak soxna Marie-Louise Soxo de Canada nga xam ne xel yëpp mu ngi fi téer noonu ka rafetlu aussi démarche yi def Canada rafet na lool sunu jigéen suñu lépp moom Adja Mariane Fall ñoo ngi kaa ziar di ko ndokkeel moom tam ndokkeel aussi président Modibo Diagne xamoon tax ñu mën am rajo bi chaque fois ñu ndokkeel aussi ziar auditeurs yi nga xam ne seen mbaax dañu mën lu xew tamit ñu bàyyi ko ñëw toog si rajo bi di wax ñu déglu ñu xelal ñu ñu jàppale yan yàlla dafa leen jàmm ñu ngi nuyu ñëpp ba sa kanam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. jërëjëf imam kon bu ko defee ji dem jële rek ki nga xam ne mooy Haj Mody Ndiaye ñu ngi lay ziar di la daal jàmm bàyyi nga nuyu mbokk auditeurs. waaw di delloo ziar bu baax sëñ Ben di ziar imam di ko delloo ziar bu baax te di ko ndokkeel di ko nu mu def di also ziar Modibo Diagne borom rajo bi et puis ko vraiment remercier parce que imam li nga wax Modibo vraiment yombal nañu lépp xam nga donc ñu ngi koy remercier bu baax di ko wax aussi meilleurs vœux di meilleurs vœux boobu tamit ñu koy jagle tamit communauté bi yëpp meilleurs vœux de bonne santé réussite prospérité di sant yàlla bu baax ba mu ñu mayaat tal fekke ba ñu fekke waat tey samedi donc vraiment di ñu am si mbégte bu baax di nuyu tata Mariane Fall bu baax di ko ziar Marie-Louise ba si Canada ñu ngi lay nuyu di la ziar yow tamit di nuyu Pape Diagne Lappa ñu ngi lay nuyu di la massawu parce que et puis di la féliciter démb tamit si xadara bi vraiment neexoon na trop ñaan yi neexoon na di la vraiment yóbbante ci sëñ Ahmed si ak ma jigéen vraiment ñu ngi yónnee si moom ak Papa An waxtaan bi neexoon na vraiment nuyu ñu ko bu baax di ñu ko seetal xam naa démb tamit sonnoon na parce que dafa voyagé woon après dafa ñëw dégg na communauté bi ñëw na mu ñëw fekk xadara bi donc vraiment ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax aussi di rafetlu aussi ma jigéen vraiment jot naa aussi contribution si rajo bi sànq rek la ma ko yónnee dama ko bëgg wax si kaw yónnee na ma $200 pour rajo bi waaw ñu ngi koy remercier bu baax tata Mariane jot naa $200 yi sànq waaw donc vraiment ñu ngi def fundraising pour fay rajo bi. macha allah dugal na loxoom. waaw dama bëgg ñëpp yëg ko. awa mbow tamit yónnee nañu $30 donc moom tamit bëgg naa nit ñi xam ko. donc vraiment wax ko si kaw ba ñëpp dégg ko. donc ñu ngi def ci fundraising rajo bi dañ ko war a fay di ñaan encore xam nga vraiment ndimbal pour ñu fay rajo bi te Modibo vraiment yombal nañu ko bu baax a baax a baax a baax vraiment donc moom dañ koy remercier bu baax parce que xam nañ ne communauté bi moo ko tax a jóg parce que li ñu koy fay sax du dara ce n'est rien c'est seulement symbolique donc dama bëggoon wax ko fii si àll kalaj bi donc di ko remercier bu baax donc xam naa benn maa ngi bëgguma monopoliser parole bi xam naa rek ba si kanam incha allah jërëjëf. jërëjëf kon ñu dem jëli ki nga xam ne mooy Lapp ñu ngi lay ziar jël daal jàmm bàyyi la nga mbokk auditeurs yi. jërëjëf ziar Idrissa ñu ngi lay gërëm di la sant ci taxawaay bi ci pas-pas bi nga am ci communauté bi yëpp yal na yàlla fay di delloo ziar tamit imam tey yëpp ñu ngi xew ci biir communauté bi yu bëri am nga ci wàll ñu booloo di bokk programme yi di xadarandoo wax dëgg yàlla macha allah
ñu nga ciy gërëm bu baax li nga def tamit ci sànq rek ci suba ak xale yi ci alxuraan bi di pare récital bi pour xale yi mën a tari seen parents yi ak dëkk bi yëpp gis njëriñ bi ñu nga ciy gërëm di la ci sargal bu baax a baax macha allah. di président ñu ngi lay delloo nuyoo moo di la ziar di la gërëm tamit gis nañ sa taxawaay wax dëgg yàlla communauté bi yëpp représenté nga leen dem ba ci xadara bi ñaan rek buñ doon def la pour at bu bees bi pour dëkk bi mën a naat bu lépp li nga xam ne mooy communauté sénégalaise gambienne bi ñu gis njëriñam ndax fii la ñuy yëngatu di nuyu Marie-Lise bonne année bonne santé bonne ananas bonne gundaandaat yëpp yaa ko moom dégguma la ci déggantewu ñi ci New Year bi waaye mi ngi noonu daa Mariane gërëm nañ la ziar nañ la gis nañ sa taxawaay démb ci xadara bi macha allah du ñu nekkuleet du ñu ne lu bees ñëw sañu am sa xarit la démb tey doog a ñëw vraiment gis nañu ni nga taxawoo communauté bi ak ni nga boole ñi nga xam ne xamante wuñu woon def fundraising pour rajo bi tamit moom la moo di wax léegi vraiment gërëm nañ la ci loolu sant nañ la ci bu baax waaye li nga def te 31 bi du ma ko wax imam dama naan pat yow doo demoon rek ci foofu rek non 2020 du neex foog débordé dama naan pat rek kon yow newal pat rek mi ngi noonu kon ni nañu ñëpp ñoom Elise vraiment ñu ngi koy ziar ci fête bi vraiment li mu indil yëpp ci fin d'année bi ci jàngale bi ci xamul woon yëpp ñu ko ci gërëm ci sant Modibo mention spéciale mon frère vraiment gis nañu ne ñu ngi nekk ci ay difficultés pour dajale benn somme bu ndaw rek boo xam ne symbolique la pour maintenance rajo bi mënul ñëw nga jàppale ñu wàññi nit encore lu bëri vraiment gërëm nañ la ci taxawaay bii di ñu indi tamit yeneen coppite mi ngi ñëw xam naa benn dina ci ñëw après li nga xam ne mi ngi jëm ci liggéeyu rajo bi donc mi ngi noonu benn xam naa ci kanam rek incha allah jërëjëf la kon ñu dem ba Canada jëli ki nga xam ne mooy suñu jigéen suñu soppe suñu lépp Marie-Louise Sissoko dans la place Marie-Louise depuis Canada Montréal. waaw sëñ Ben ziar ak màggal maa ngi leen di ziar bu baax a baax di rafetluwaat jotaay bi di fëttaliwaat bu ko ak yéen di jiital ci ñëw bi imam Pape Mboup imam jërëjëf kontaan nañu dégg nañu li xewoon tey foofu donc macha allah am na solo président ziar naa la bu baax a baax rafetlu liggéey bi ziar bu baax président macha allah ca kaw ca kanam rek ci lu baax di ziar sama yaay bu jooju yow Papa Diagne waxu ngeros bi bu ko fi wax de affaire ak wax de Papa Diagne c'est interdit de parler moom ak Papa Diagne ku tane africando bi noonu Papa Diagne arrêté la traversé waaw Papa Diagne xamal lu ma la waxul di ziar tata Elise Moustapha Diop tonton Mansour ta Maymuna di ziar ñëpp Modibo Diagne ñoo ngi laa ziar bu baax jërëjëf ci li président wax ak li Papa Diagne wax ak li Ben wax waa am na ci solo lool donc xam naa loolu aussi daañ ci ñëw ci kanam a kanam ñu waxtaan ak gaay xam naa président nag namm nga ma ndax man pression bi ma daan teg gaay xam naa da ngeen ne Marie fu mu nekk yow yaa tax ba affaire yi yéex sax boo fi nekkoon affaire yi gaaw na bu yàgg garaawul mais ta Mariane mu ngi lay kii garaaw ta Mariane is doing a wonderful job tel mère tel fii waaw noonu la ma de tel mère tel fii c'est ma maman non foofu laa jeex na wax nga wax ji mais ziar naa leen kon boo paree nga wax ñu loo yow tamit loo def ci 31 bi comme tel mère tel fii bu dee Serigne Touba dëgg la bëgg de 9h fekk na ma sama biir mbàjj sama bureau laa toog ba 8h20 fekk ma julli foofu sama julli yëpp wérd pare taal sama oto ndànk ñëw daal di dóor un petit bain pyjama au lit tari suuratul muñ noonu daal laa ko defee waaw kay nga loo wax nag Pape Ben ci kanam dégg wax jaay moo ko toppee do Fall ñu ngi lay bàyyi ngeen yóbbu bokk auditeurs yi ñu ngi ziar bu baax a baax di kontaanaat yàlla mi ñu jox ñu fekkee 2020 yàlla
yàlla nekk année boo xam ne année de succès la pour tout le monde di waa fii di waa Sénégal dans le monde entier ndax bay ci sa kanam tànk di ñaanal suñ imam yàlla bàyyi ko ci suñ kanam année bi nekk année boo xam ne ñun ñëpp day nekk njëriñ si ñun di ñaanal Modibo Diagne nga xam ne yàlla ak moom a tax kenn ko Mody Ndiaye waxee oyof na si jëwoon na si vraiment c'est un pionnier kon boog Diagne ñu ngi lay gërëm di la souhaiter encore une bonne et heureuse année si année 2020 bi di ñëw si suma ñetti président yi nga xam ne ñoom macha allah communauté bi vraiment di si àndal te dañoo combiné de ñetti président la am ak benn imam sont toujours ensemble macha allah di leen ñaanal ñoom ñu nga xam ne ñoo nekk si kanami communauté bi di liggéeyal communauté bi ngir yàlla rek tax di leen ñaanal année bi nekk année de bonheur de succès bi ñu bëgg rek surtout nag communauté bi gën a nekk benn nekk say ñu liggéeyal communauté bi ngir yàlla rek tax yéen ñi géewul naa leen si Mody Ndiaye thank you so much benn moom am kenn amul moromam Papa Diagne moom dañ koy ñaanal yéen ñëpp dama leen di ñaanal Marie moom je t'adore moom yàlla dina la indil yow mbàjji muñ nga sàngoo 2019 mais mbàjji jëkkër ngay am 2020 incha allah waaw boobu moom ngay am moom lañ day ñaanal ñun ñëpp dañuy taxaw ñaanal la ak imam ñaan bi si dina dal incha allah si sa ko di nga am jëkkër ju baax a baax di remercier nag tout le monde Papa Diagne imam démb de dama dem si xadara jàmb ëlbati ko def ko fundraising waaw c'est bien xale yi jàppale nañu commençant par soxna ma jigéen si macha allah moom moo ubbi buntu bi Awa Mbow ñëw Adja Baro jabari Makan ji madame Makan ak Fat Diallo ñoom ñëpp nee nañu dinañu participer te si émission bi dañ siy gën a continuer pour gën a def fundraising incha allah balaa le 10 ñu fay rajo bi su ko defee comme ça dinañ ci ñun ñëpp ku def sa émission rek koo xam rek yónnee ko benn hello rek bañuñu $1 bañuñu $2 lu ngeen ñu jox rek communauté bi yéen lañ fi nekkal sa rajo bi foog ñu fay ko dégg ngeen loolu rek lañ leen di ñaan si 2020 bi tey bi loolu lañ leen di ñaan ku ñu mun a jàppale rek bañuñu dërëm bañuñu ñaar dërëm ñu ngi leen di xaar kon boo guys kontaan naa te yàkkamti woon naa pour ñëw année bi nekk suñu année de réussite de bonheur surtout de santé lay ñaanal ñëpp donc à tout à l'heure Papa Diagne moom macha allah dañ day ñaanal rek daal yow ak Mody li ngeen bëgg ngeen mais nag attention Mody Ndiaye sañse bi mu soose madame ba nag ne ko nag yéen ñëpp da ngeen di fo mais robu madame Mody Ndiaye rek woon na ne mooy c'est la puissance maa ngeen di bàyyi ba sa kanam. jërëjëf Mariane jërëjëf mbokku panélistes yi di am mbégte rek dellusiwaat fii ci at bu bees bi di ko ndokkeel bépp membre de la communauté sénégalaise communauté africaine bi di am mbégte dajewaat fii dinañ dellusiwaat ci lépp li nga xam ne moom mooy rajo bi nu muy doxee ak lii tax rajo bi di dox ak li waral rajo bi lu waral suñu toogaay fii léeg-léeg dinay baax ñu fàttaliku dinay baax tamit ñu fàttali lan mooy suñu responsabilité ak lan mooy responsabilité auditeurs yi kon su ko defee ñu ngi remercier képp ki nga xam ne dugal na sa loxo sa poche donte benn dërëm bu ndaw la teg ko ci ngir yàlla rek a tax ngir communauté bi ngir li nga xam ne ñu ngi koy liggéey mu jëm kanam ndax xam ngeen ni àdduna lu koy doxal mooy waxtaan mooy la mission moom mooy déggoo moom mooy jàppante te loolu yëpp mu ngi aajo ci communication bu ñu demee ba am jumtukaay bu mel nii mi communication fu ne ñu ñuy dégg koy liggéey def naa du ñu def lu dul sant yàlla amul dara loo xam ne suñu xam-xam la suñu mën-mën la suñu am-am la lépp mu ngi aajo ci borom bi kon nañ leen delloo jukkal borom bi jël lépp bàyyi ko ci loxo borom bi di ko sax di ñaan mu jàppale communauté bi jëm bépp këru àdduna jëm kanam kon imam dañ leen laaj ba xam ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ñuy wooyee jaam yi bu ñu demee ba jaam amatul li nga xam ne mooy ngëm-ngëm amatul li nga xam ne mooy ngor amatul li nga xam ne mooy jàmbaarte
lan lay def ci jaam boobu ak lan mooy impact bu muy am ci dundam ak diggante ay soppeem ñu bàyyi rek nga déroulé jërëjëf. kon maa ngi nuyuwaat yow di waxaat suma mbégte ñëpp ñëwaat bi su tey bi di bëgg lool ci sëñ Pape Diagne li mu wax ci gën def bi ci guddi ci xadra bi ndax mi jiite ko te di ñaan yàlla ñu fa ñaan ak fu waay dafa ñaan yàlla nangu ñaan yooyu mbokk chrétien yi seen ñaan maa ngi ko doon dégg nouvel an bi yan yàlla def jàmm ak naataange si Sénégal ak fépp doomu aadama bi ndax li ñu boole dafa bari dañu war nekk benn bare na ci 2020 soo demee si ophtalmo dañu wax ni good vision means you have 2020 mooy loo xam ne you have good vision good baax na mais bët balaa baax na xool dafa baax donc good vision suñ koy wax 2020 nañ fexe ba suñu xool yi am vision boobu leer ñi nga am bët yu leer mais sa xool leerul suñu vision 2020 waxuma la bët mais xool bi dafa leer fi leer ak ruux bi yan yàlla dafa loolu lépp fu ñu def nekk yàlla fu ñu jaar nekk yàlla lu ñu laal nekk yàlla lu ñu gis nekk yàlla lu ñu déglu nekk yàlla su ko defee réussite dafa ak yow yan yàlla dafa réussite ci communauté jigéen bi nekk fii te ñu bokk na ñëpp ci yëngatu ñu kaa yàq dikk fagagal yan yàlla ku jële teg la fale fu ñu bëgg àgg avant la fin dinañu àgg fu ñëpp et tout le monde va se retrouver incha allah taala ndeysaan di ndokkee dañu fi am événement suñu doom xaaj Babacar Ndiaye xaaj Mansour dafa takk jabar démb ak doomu imam Yusufa Jaxate yan yàlla barke seen sëy yàlla dafa leen leer ak sutura ak mucc ak njaboot gu barkeel doo ko suñu benn jarbaatam Roqay Diop doomu soxna Absa Kane ak Moustapha Diop may nañ ko semaine yii yan yàlla def sëy ci sëyam barke ñoo ko may ku ndox Moustapha Ñang teel bi bu baax la yan yàlla barke seen sëy def leer def mucc ku amul jëkkër yan yàlla tànnal la li gën ci yow yàlla moo xam li gën yan yàlla tànnal la ci gën ci yow ko xam ne amuloo jabar yan yàlla tànnal la jigéen li gën ci yow mu nekk sa jabar ñi nga xam dañu seeni yan yàlla barke seen sëy kuy sëy ñaan nga yàlla sëy ba barkeel yàlla barkeel sa njaboot def sa sëy mu nekk jàmm ak sutura ak teraanga barke ñu ak jàgg fi ñëpp ànd ak wér ak tal ci jaale yi fi jóge ñëpp suñu jigéen Mariam Diop soxna sëñ Pape Diop dafa ñàkk papaam góori Ousmane Diop gëm lañ ko dénk Sénégal yal na yàlla yokk leeram yal na yàlla mu ngi dëkkoon Rufisque yal na yàlla taat si parce que noonu kaa jaale au nom de la commune parce que soxna Mariam ak sëñ Pape Diop ku nga xam seen dimension si li ñu def yëpp dina xam lu dara ñoom fépp yàgg nañ fi def seen teranga lépp yal na yàlla defal leen jàmm ci leen jaale ñaan yàlla ki fa jóge yàlla jéggal ko jaale aussi dégg naa soxna suñu jigéen Adja Mariam Sow dafa frère dafa gaa ñu maa ngi ko dégg léegi avant la rajo am tudd ko fàtte wax démb tudd Assane Fall ñu ngi ko jaale Adja Mariam Sow ñu ngi laa jaale kon suñu frère ko Assane Fall dañ ñaan déggal ko te yéexanu parce que yonent bi asalaam ma wax bi ñu jigéen suñu benn jigéen Mariama Sène ndeysaan papa Abdoulaye Sène dafa génn àdduna aussi tey dañ ñaan dégg jigéen ñëpp ku fi jógee daal yàlla mu nga xam moo xam mu jël la yàlla dugal la fa nga xamee ni dafa am noflaay bu ëpp bi nga amoon si àdduna yàlla may mu di rafet ñu fi nekk ñëpp yëngatu yàlla defal leen jàmm ku bëgg dem Sénégal bëgg ñibbi yàlla nga yóbbu sa bopp kenn bañ la yóbbu ku ñu liggéey ci yàlla defal la ko ñu wax it ci li nga xamee ni mooy sujet te mooy doomu aadama yàlla moo ko teral yàlla moo teral doomu aadama laqad karram a'uudu billahi min shaytaani rajiim wa laqad karramna bani aadama wa hamalnaahum fi lbarri walbahri wa razaqnaahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ala kasiirin mimman xalaqnaa tafdiila yàlla tiku fa ba lépp def ba lépp nekk ci suufam def ba lépp di dukkat permission am mu nekk ci géej wala nekk ci léegi yàlla gënale ko nag te loo xam ni coobareema moom
comme mooy nga xam ne dafa dund bi nag lépp daf kaa fekk si lépp lu mu laal mu nooy ci moom yàlla moo ko def doomu aadama beneen jaam amul ci jaam la rek comme ni lañu yàlla def ko mu nekk ambassadeur am sur terre daal nag xalifa fi ard yàlla def doomu aadama mu nekk ambassadeur am sur terre di ko représenté di ko teewal di ko doxal mission am sur terre maanaam rek yàlla nag ni que loolu ngaa def nag dafa war méngoog ngëm bi nga am ci man xam nga ngëm moom su rocceekoo rek nit ki lu ba dafa wàññeeku ci moom xam nga ku ne war soo gisee su ne ku ne am nga sens de gravité xam nga pesanteur bi ñuy wax pesanteur en fait xam mooy tax li nga xam ne nga am équilibre tax nga am équilibre li su nekkee équilibre am rek jeex waa daal faaxaru nga am dépression waa gëmali yàlla dafa xaddi loolu ni ka cause bare na nag bokk na ci te toroxal ni bokk na ci ragalloo nit bokk na ci nga suufeel nit bokk na ci nga rey nit waxuma rey fital déedéet kooku moom mooy rey bi gën a yomb rey bi gën a métti nag mooy fexe nit la mu nekkoon la mu amoon ba mu toll woon ba suqi ko ba mu sedd wecc bàyyi ko yan seen mos ko yaakaare bu mu xëy suba fa ba daal mi dem bu mu xëy suba bàyyi famille am dem bu mu xëy suba lu mu amoon yëpp mu bàyyi ko fa nekk si taskari yaakaare moom moo gën a gaaw a rey pistolet moom nag ku ko def nag wala koo ko def mu texal kooku sa goom mu bay këram mu ngi tiital ko ba mu daw waaye lépp sootul yére nekk si mbedd mi nekk taskari nekk solo nekk ko xamee fitam nekk lu sax si moom foo gis dafa daw rek dara ngam nga xañ ko ba amatul dara en conséquence mu jur nag nga mu wàññeeku am ne nag mën nga ne doomu aadama yëpp ci yàlla aadama yi mu kon su bëggee renforcer ngëm doomu aadama fexe bi yi ngëm ay ak moom teraangaam honneur teraanga mooy li ko yàlla jox te jox ñëpp moom nga reconnaître ni moom doomu aadama la comme yow yeboo muy jaune yeboo muy bleu yeboo muy jullit yeboo muy chrétien lu mu mën doon doomu aadama la toog na moom ñu jël alalam ñu ko lor ñu ko gaañ bu fexe yi di use loo xam ne daf kaa gaañ yàlla si njaboot lu mën doon bul def loolu bàyyi ak honneur am bàyyi ak mën-mënam nga su nekkee li ñu mën naa fexe ba dindi ko rotti ko ba nga si bopp bàyyi ak mën-mënam ak mënee na mi bàyyi ak moom xam ni loolu ko yàlla jox soo ko jéemee rotti rek si ngëm dafa yàq loolu ko yàlla jox yow mi jàll moom soo ko jéemee rocc yow su ngëm sax dafa wàññi asamala ngëmam moom naam am ñoo xam sax su jëlee si ni su ñuy wax naan waaye américain daan wax si ñoom tubaab bi dina jël seen yaram leen tiital di leen tiital waaye seen ruux moom nangu mu koy jëw bi boo tegan travaux forcés bi boo ñoo liggéey leen si tool yi suba ba ngoon kooku yaram rek la waaye su ñoom seen ruux ñaan yàlla tubaab bi jël ko
mooy gëm yow esclave nga jaam nga tubaab bi nga xamee dafa la jënd la di la maltraité amoo temps lekk ba suur amoo temps nelaw ba sa xel dara amoo temps tax naan maa xam mu nga bëgg yóbbu sa bakkan suba ak ngoon mais yow gëm ni yow sa gëm nga amee mu fexe ba jël ko ci yow te conservé sa ngëm kooku mooy doomu aadama rek ku ne jaar nga foo xamee ni mënoon na faw nga jóge si dof faw mën nga si jógee ñàkk sa sago faw mën nga si jógee sax am dépression wala nga dee waaye nga gëm ni jaaruwaay la rek et que loo gis dafaa jeex et que loo gis it dafaa dellu ci yàlla mi nga xam ne tôt ou tard moo na juge daf ne sa ngëm du wàññeeku ñu ni man kat sama bos bii ma amee tey ma bund xataal dama jëkkee diwal sama jabar ji wala ku mën doon sama dëkkandoo bi nga xam ne du ma nelaw ku mën doon ma teg ni si métti ndax su ma mën doon métti na lool waaye sama ngëm dama ko soppi nekk naa amoon naa liggéey amatuma ko am naa njaboot yàlla jël na ñaar ba ñett lu mën doon am naa jëkkër dem na bàyyi ma am naa jabar bàyyi na ma surtout topp na beneen góor wala topp na beneen jigéen loolu it am na waaye man sama ngëm du ma ko perte jamono métti na man rek maay dang sama ay njaboot ki jàppale wu li ma am barewul waaye ne quoi kër gu mag léegi appartement laa dëkk ndax léegi man kese la mag sama doom loolu tax ma jaay sama ngor. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ Pape ñu ngi lay ziare. di la ziar baax a baax ku baax. alhamdulilah ma def naka yaram bi. sant yàlla baax a baax alhamdulilah rabbi ku baax koo kana. ma la Mouhamed Sanko. Sanko maa ngi lay ziar Sanko Mouhamed. yàlla naa la nangal ziara maa ngi leen dokkee ci at mu bees bi. waaw ñu ngi laa jëloon dokkee baax a baax Sanko. alhamdulilah. jërëjëf Mouhamed waaw. léegi Mouhamed bu paree rek nekkal ci line bi dégg nga bu paree rek. ok am benn problème ci laaj incha allah. waaw da nga mute sa téléphone waaw jërëjëf. ok. salaamaaleykum jërëjëf Imaam demal waaw Pape waaw mit leen seen téléphone mu pare ok jërëjëf. waaw Imaam demal yeggal. waaw ni ko da nga am jëkkër bu bàyyi lekk sa njaboot dem yoon am jabar noonu nga dem bay xaddi dem bay dem bay am dépression dem bay feebar dem bay dof sa xel dem ci ni kat yàlla moo la bind yow te kii amewul sa ëllëg amewul sa adduna nekkul ngeen ay jëkkër wala jabar waaye la mu jël si yow bàyyi la yow miy jëkkëram wala yow miy jabaram warul tax bàyyi si diine si diine loolu tax nga génn ba jaay sa ngor yow kon nit ki dañ koy mesurer si ngëmam daa toll fa xam sa honneur sa dafaa dem daa ngeen nag naka delloo si dem courage demoon sama fit demoon na naka delloo si ndax kat jaam la moom man jaam la ma yàlla may te ma ay magasin yàlla amee ko du jeex naa taxaw sama taxaw naa jaamu yàlla man ki teg sama kër léegi man sama doom ma bàyyi perte naa liggéey bii man bi sonal na fu ma génn waaw tax ma yàq ma sànni sama ngor nak tii na jubal ma kenn gis ba yërëm dama daan lekk dërëm la amee naay lekk ba léegi naa am amatuma loolu ba naa solu sax ma kenn gis may waxtu si mbedd bi nga diin moo tax islam bëgg ko diin am na xam ne amul dara mi dañuy diin ci dund façon dund façon waxin façon doxin nekk ñëpp dafa diin wala yàlla soxla situation su ñëwee fexe ba sa dignité sa préserver ko bul yàq bul réerle sa self estime wax self estime
soo ko defee rek daa gis loo xam ne sa àdduna dafa gën a maasi doomu aadama ak naqar ñu ànd ak métti ñu ànd li nga kaa yem transcender li nga kaa yem surmonter ndax yàlla moo ni inna ma al usri yusran inna ma al usri yusran métti boo gis dafa ànd ak xewal ànd ak ubbeeku ànd ak noflaay guddi ak bëccëg nekki noonu di alterné noonu la naqar ak bànneex di alter lu mun tiital xamal ni yàlla nekk fépp amee lépp dara féetewu ko kaw te lu mu la teg wala nit teg la ko dafa de nit la yor yàlla sax su la tegee dara soo ñaanee yàlla mu teg ko nit nag su mel ne yow mu ngi la tiital ba teg loo xam ak xam nga ni moom nit la comme yow toog di ko xoole toog ko toppatoo daa am victoire ci kawam ndax yàlla mi la moom ko nekk ci kawam comme ni moom jaam bi nekk sa kaw yàlla mooy fab loolu teg ko wan ke li ka mënul dara jëm na ba tàyyi toroxal la sonal la dugg na fi génn fi yaa ngi déedéet li nga bëgg man du am man ñëw mooy am yaa am ne takk dara mais nag nga am ngëm loolu nga ngëm yan yàlla moom yan yàlla jox bopp ngëm kon li ngëm am na solo ngëm mooy tax nga am équilibre soo ko ñàkkee ñàkkee lépp il faut ñu tàmm xale yi xamal leen valeuru gëm yàlla mooy élément essentiel ku mën doon nag ma gëm yàlla boo gisee ni kii dafa gaaw tiit gaaw jànnaxi lu ñu mu daw ñàkk gëm yàlla rek su amee yàlla dara lu la jaaxal da ngaa dal lu ñëw da nga kaa minimiser ak fu mën jóge nag su ne si nit daani ci dal faale ma bëgg sax nit la ko mën su dee si yàlla nga ni man daal nangu naag ci yàlla ma ko teg def naa lépp fu mu baax ni dem yàlla teg nangu naa ko yàlla ni kii kat ku gore la mu ko doon testé rek comme testé naa ko nag mu dëgër naa ko yokk lu baax naa ko sama xéewal ci moom naa ko sama ilmu si moom naa ko sama jéggal si moom su ko defee ma xam ne man kat ni yàlla man mi ko tegoon ni te mu nangu ko naa ko gën a baax naa ko teral nga mu ëpp mu amoon ci kanamu ñëpp li ñëpp di ko gis dañ yàlla defal loolu kooku mooy nga xam ne ku ne war na si mujj renforcer sa ngëm ngam ci yàlla ba dara lu la ébranlé ba dara lu ko rocc ci yow bu ko defee rek mu mën am naa si moom ñu la gis muy lëm la kenn la gis ngay wax ngay dégg kenn la gis nga def loo xam waroo ko def góor a jigéen mooy ngor mu indi foofu kenn daal dox ñu gore ba pare am ngor ba xam ne suñ diine bi ñu am dañ kaa ŋànk dara tax ñu bàyyi ko yaa def jàmm ci communauté sénégambienne communauté africaine communauté bi nekk fi yëpp diem bi ñaan yàlla fundraising bi ñu door ñu ngi kaa wax souvent balaa le 10 nagi do soxna Mariane xam nga suñu pap daañu wax le 10 janvier ñu matal li ñu matal insha allah taala ñu àgg fa ànd ak jàmm ak barke di ziar ñëpp nag en attendant suñ benn xamul waay Ben ma bëggoon wax imam rek ne ko am na léegi suñu benn auditrice bu aussi yónnee si fundraising bi di ko remercier nga ñaan ko bu baax joxe na $100 mais bëggul ma wax tur bi donc di ko wax si rajo bi comme ça ñëpp xam ko ñu ngi koy ñaanal aussi vraiment di ko remercier bu baax jërëjëf biñi man def naa waxoon naa $100 bi def naa def mu ko yéene parce que cash fàtte naa ko def sax mais naa ko def incha allah taala jërëjëf yaa ngi yàlla fay leen lu waaye def it bëgg nga ko defal rek rajo bi ñëpp ko bokk et pour la communauté mooy tax nit ñi mën a am élément de transmission ak c'est un instrument de communication boo xam ne ñëpp ko bokk su fayee ñëpp la fayee su doxee ñëpp la doxal ndax ku ne yaa ngi dund Sénégal dund boo xam ne su la yow rek doo ko mën def delloo sa xel nga xam ne yaa ngi dund Sénégal fii nga nekk yow
dara manqué wu la yaa ngi xam lépp daa fexe sa xol ndax dëkk bi dafa bari stress ñu bokk ci nga xam ne fa ñu sa stress nga nekkaat nit ku bees soo ko jógee ni foog dundaat Sénégal yàlla defal loolu jërëjëf imam kon su ko defee mbokk yi ñoo ko déggandoo nañ ci gën a dellu si waat ci balaa fii ak ñuy pare émission bi dañuy daal di dem rek dugg ci li nga xam ne mooy diaspora sénégalaise ñu dalal fii ñi nga xam ne ñoom ñoo sànq li nga xam ne moom mooy SA Driving School LLC au service de la communauté sénégalaise et africaine ñi ngi dalal ki nga xam ne mooy fondateur bi mooy Sa Sanko Mohamed Sa Sanko ak ki nga xam ne mooy Pape Demba Diagne nekk ay doomu Sénégal di yëngu ci li nga xam ne moom mooy lépp lu aajo permis ak lépp li nga xam ne mooy conduite nekk fii tamit di daan seen doole dugal seen loxo tamit ci li nga xam ne moom mooy li doxal communauté bi ñu am mbégte tey dalal leen fii ñaar li tax ñu dalal leen benn mooy comme ñun dañu nekk ci benn dynamique boo xam ne doomu Sénégal bu ne doomu Afrique bu ne ak képp ku jóg pour liggéey pour soppi li nga xam ne mooy communauté bi rawatina mooy société bi wala àdduna bi dañ lay jàppale bi nag weesuwoo lu dul ñëw fësal li ngay liggéey fësal ko wax ko nit ñi ñaax leen et puis encouragé leen ñu dem ci loolu beneen bi mooy lan beneen bi mooy dañu bokk jàpp ci lépp li nga xam ne ñu ngi ciy yëngu li ci mujj rek mooy réveillon de nouvel an bi nga xam ne moom lañ jóge ñu ñëw jël xaalis bu takku dugal ko ci ngir yàlla te yàlla rek a tax ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu am ndëkk dalal leen fi bàyyi ki nga xam ne mooy Marie-Louise Sissoko dalal leen ñu ànd ak ñoom waxtaan ci li nga xam ne moom mooy compagnie boobu kon rek ma daal di woo Mohamed yaay fii ak ki nga xam ne mooy Pape soxna Marie. waaw sëñ Ben. waaw ma bàyyi la gan ñu ngi ci biir Mohamed. ak Pape waaw salaamaaleykum. voilà kon Marie. Mohamed siyaar naa la sëñ Pape yéen a ngi ci biir noo leen def. ñu ngi fi rek Marie ñu ngi leen di ñu ngi delloo ziyaara. macha allah ñu bàyyi leen ngeen nuyu ak auditeurs yi après ñu tàmbale. waaw salaamaaleykum. maa ngi nuyu. waaleykum salaam. mbokku Afrique bu ne ci gox bi maa ngi nuyu mboolem Sénégal ak Gambien ak mbooloo xam ne africain nga. ñu ngi leen di nuyu di leen di ndokkal ci année bu bees bi. leen di ñaanal année bu bees buñ dalal ni yal na gën yu passé. ci barke Alxuraanu Karim ci barke ku ko wàccee ci barke ku ko wàccee ci barke mu wàccee ko. salaamaaleykum maa ngi leen di gërëm leen di sant ci invitation bu ngeen ñu may tey ci opportunité bu ngeen ñëw pour ñëw ci rajo bi di wax mbokku Sénégal yi ñun nag. kon Marie bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen wax ni bonne et heureuse année ci at bu bees bi ñu dugg yàlla nañ ci yàlla may tal ak fekkee ak kattan bu bari ba ñu mën a def lépp lu ñu bëgg def ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw man nag maa ngi tudd Papa Demba Diagne man ak Mohamed Sa Sanko mi ñoo créé sunu driving school maanaam auto école la pour ñi bëgg am driver license ak ñi bëgg yokk seen jàngum dawal ci wàllum auto ci loolu la ñuy yëngu. d'accord jërëjëf kontaan nañu ci seen teewaay ci rajo bi te xam naa ne driving school nekk na la nga xamante ne communauté bi macha allah soxla woon nañ ko surtout la nga xamante ne ay sénégalais. ba ñu leen dalalee ba pare dañu bëggoon ngeen wax ñu fan ngeen tàmbalee parce que tur bi SAHR like what's the meaning of the name and like lan moo leen motiver ba ngeen ubbi ko ak ba ngeen ko ubbee tamit yan njëriñ ngeen ci am lan ngeen ci jànkoonteel. waaw SAHR ça mooy sama tudd la ça mi ngi soosoo Sierra Leone. Sierra Leone mooy fini mooy taaw
ci langue kono la xam nga kono langue la ci Sierra Leone su ne saa rek mooy ko njëkk a juddu mu lay tuddee saa loolu daaw lay signifié alors sama tur la ma daal di koy jox saa Mohamed Sanko man tuddee ko saa driving school dafa ko sama tur foofu la saa bi jógee léegi na lu tax ma ubbi école mooy ne métier bi def naa ci almost 17 years 17 ans maa ngi ci métier bi métier bu ma xam la métier bu ma yàgg la xam nga ma gis fi maa ngi nekkoon maa ngi doon liggéey SNS driving school Sénégalais yi nag ci gox bi yëpp xam ne ma su ne Sanko rek ñu ne woo sa Sanko driving instructor ma gis ne léegi mbokk Sénégalais yi nag ci gox bi am nañ soxla loolu di ñëw ci man fee ma décidé ne ma ne xaral boobu benn école boo xam ne mun naa ci dimbale sama mbokk yi képp koo xam ne am nga soxla muy driver license muy driver improvement muy drogue alcool issue boo mëntu am rek ci wàllu dawal ci wàllu permis soo ñëwee sa driving school dañ la ko fajal incha allah. D'accord. loolu moo waraloon ma décidé ci créer école bi. loolu mooy indi sa driving school. D'accord am na solo léegi sëñ Pape Demba moom sa partenaire la sa associate la wala he's an instructor just you wala. waaw Sër Pape Demba sama goro la. magam laa takk sama goro la. xam nga maa nga juddoo Sierra Leone. yaroo Sénégal. bu ma amee 12 ans laa dem Sénégal. nee nag foofu laa def sama dund yëpp foofu laa ko paas. nekk foofu nag jógee foofu. nekk waxambaane ñëw fii di daan sama doole. foofu laa takkee jabar foofu laa samp kër foofu laa def lépp ndarga Sierra Leone daal juddu rek laa fi def daanaka. yaa ngi dégg waaye sama lépp Sénégal la. kon ma décidé tuba bi école bi ma ne ma dimbali sama mbokk Sénégal yi képp koo xam ne ñoo nga foofu ak prix ma lay jox prix bu ma defal képp koo xam ne Sénégal la su ñëwee doo fay prix boobu dañ la defal xéewal ci sa soxla incha allah ba ma waroon ma ne naa ñëw ci rajo bi wax ko Sénégal yëpp ñu dégg ko. dëgg la am na solo. am na solo léegi école bi fan la nekkee pour ñi nga xamante ne ñoom xamuñu adresse baak yooyu. waa école bi mi ngi nekk ci diggante Ayesville Landover ak Cheverly so mi ngi dend ak Landover metro station adresse bi mi ngi nekk 6490 Landover Road Suite A7 Ayesville MD 20785 6490 Landover Road Suite A7 Ayesville MD 20785 léegi numéro téléphone moom mi ngi nekk 240 582 6620 240 582 6620. all right léegi Mouhamed li nga wax ni léegi bàyyil ma traduire leen ko ci wolof ak ci français. waaw maanaam sunu driving school mu ngi nekk ci diggante Ayesville Cheverly ak école mi ngi nekk 6490 Landover Road Suite A7 Ayesville MD 20785 ma bamtuwaat ko sunu auto école bi office bi mu ngi nekk ci 6490 Landover Road Suite A7 Ayesville MD 20785 sunu numéro téléphone mooy 240 582 66 20 ma bamtuwaat ko sunu téléphone mooy 240 582 66 20.
d'accord léegi yow Pape kon yow yaay secrétaire bi wala. waaw maanaam ku ñëw ci driving school bi wala ku woote ci driving school bi man ngay jot man maay Papa Demba Diagne. d'accord man waaw boo ma jotee wax ma sa soxla incha allah dinañ la jàppale ba sa soxla faju incha allah. est-ce que yéen am ngeen benn website bi nga xamante ne tamit gars yi mën na leen fa fekk. waaw am nañu website suñu website mooy SAR driving school dot business dot site. SAR driving school dot business dot site. boo demee tamit ci Google boo defee SAR driving school di ñu gis te foofu di nga mën a am suñu adresse am suñu numéro téléphone xam aussi ci li ñuy liggéey xam suñu programme lan ak lan la parce que aussi on a am nañ programme bien défini comme ñu bëgg a def driver education programme c'est-à-dire 30 heures yi nga war a def ci classe bi ak 6 heures de temps yi nga war a def behind the wheel maanaam 6 heures de temps yi nga war a training pour jàng dawal donc beneen bi mooy 3 hours drug and alcohol class maanaam ku bëgg pare ku ñëw fii bëgg driver license fekk amoon nga permis Sénégal mën nga am fii permis bu fekkee sa driver license traduire ko en anglais d'abord boo ñëwee da ngay def 3 heures de cours yoo xam ne ni drug and alcohol class lañ ko tuddee. ok ñetteel bi mooy driver improvement programme. donc bàyyi Sanko mu gën a wax ci yooyu. d'accord. waaw papa lu muy wax dëgg la xam nga ci state of Maryland bara nga am sa driver license nga war a def driver education programme. driver education programme mi ngi nekk 36 hours 30 hours in classroom 6 hours behind the wheel loolu moo required ci state of Maryland pour nga am sa driver license. léegi nag soo fekkee yow Sénégalais nga ñëw nga fi am nga permis jóge Sénégal soxloo def 36 hours bi li nga def mooy 3 hours drug and alcohol ak su fekkee ne am nga green card or social security number da ngay def 3 hours drug and alcohol dem jël sa test MVA mooy knowledge test soo ko passé nga def sa driving test nga am sa driver license su fekkee nag amoo green card amoo social security number passeport kese nga am soo ñëwee ci ñun mu ne la dimbale ba wutala tax ID wutala control number everything dimbale la nga def 3 hours drug and alcohol nga mën a am sa license lépp dañ koy def yaa ngi dégg dégg na tan 6 hours bi nag mooy loo xam ne mandatory la il faut nga def ko su fekkee lanas permis nga am bëggu driver license ci Maryland il faut nga def 36 hours pour ñu mën a yónnee sa certificat state ci MVA pour nga mën a def test bi nga mën a am sa license loolu la léegi driver improvement ni ma ñi nga xam ne def neen ay jaadu yoon ci yoon bi ak yoon police jox leen citation bu li ñuy wax ticket soxla driver improvement ak yooyu noonu yëpp dañ koy joxe programme yi lay wax ni képp koo xam ne oo nga ñu wala ñëw nga ci seen bureau dañ la ko wax lu mu demee ak lu nga def ba mun ci génn incha allah. incha allah donc man nu mu tudd pour seen est-ce que seen price yi seen tarif yi tamit mi ngi ci seen website bi. waaw lépp a ngi fa suñu tarif bi lépp fu ne nii léegi ñu ngi def $299 ñoo gën a cheap around this area ñu ngi def $299 waaye pour sénégalais yi képp koo xam ñoo. d'accord loolu moom deal bu baax la mais yéen à part rajo bi nii benn façon tamit publicité ngeen nekk di def pour communauté bi tamit jot ci information yi parce que xam naa ne lii gars yi dañ ko soxla. waaw fu ni ci Google rek lañ nekk ak Yellow Book foofu lañ nekk ñu ngi def ay cartouches di tasaare di joxe maa ngi dañ ci salon sénégalais di tasaare tim. d'accord man sama bopp Sénégal yëpp xam ne ma fi soo nee Sanko rek Mouhamed Sanko rek xam ne mooy kan ñu bëri maa leen jàng fi ci kii salon yi nekk fii salon boo defi nga ne Mouhamed Sanko rek xam ne ma ci gox bi boo ne Mouhamed Sanko rek xam ne ma.
Mari tasal nañ leen ko tamit si web si kii bi si Facebook bi tas nañ ko ñu koy partagé bu baax si Facebook bi ñu ci page GM Facebook bi waaw Allah merci ñu ngi lay gërëm rek ndax lii moom xéewal la vraiment na si gaa yi jot waaw na ci gaa yi jàpp parce que tamit na ci gaa yëpp jot lii mbiram Sénégal mbiram Afrique mbiram Sénégal mbiram Gambie mbiram ñëpp la ñëpp jàpp mu dem kanam ndimbal la pour ñëpp incha allah kon waaw jaajëfal te xam naa ne tamit seen ñëw ci rajo bi dina nekk lu am solo ndax gaa yi daañ ci jot bu baax a baax mais balaa ma leen di bàyyi ngeen dem dinaa bàyyi waa panel bi benn moo di imam Samaria jërëjëf Marie bon donc di remercier bu baax Mohamed wala Mody Pape Demba ñu ngi leen di remercier bu baax a baax vraiment gis nañu support bi ngeen support communauté bi si gala bi def naa benn wax na ko du ma si ñëwaat donc vraiment ñu ngi koy apprécier bu baax man li ma bëggoon laajte rek mooy defe naa Marie wax na ko sax prix wax ngeen ko léegi beneen bi je pense que defe naa dégg ngeen temps yi surtout Maryland li nga xam ne moo fi xew moom mooy mu ñu ngi changé permis yi donc actuellement nii ñu bëri si communauté bi ñi nga xam ni amuñu këyit ak yooyu ñu ngi xaw a tiit pour dem seen permis xaw ma seen driver license xaw ma nag yow léegi ñooñu lan nga leen di advice parce que am na ñu bëri ñi nga xam ne ñoom pour ñoom ñu ngi xalaat ne bu ñu demee change ko affaire yi dañuy am seen information tout ça xam nga bu pare mun nañ leen ñëw jàpp ci immigration genre demee noonu quoi donc ñu mel noonu yow lan nga leen di advice bu fekkee ni am nga si ay insight xam nga waaw loolu dëgg la ruma boobu dëgg naa xam nga affaire permis soo ñëw ci ñi ñu xam nga dëkk ci mbedd bi rek doo xam lu mu demee loolu dëgg la parce que fu ne mbir bu mu gënee am na xam nga bu njëkk école bi doon fees depuis boo ñu amee président mu bees bi suñu business dafa xaw a kii parce que ñu bëri dañuy daw comme li ngay wax nii rek moo waral loolu lépp ay faux information la loolu amut képp koo xam ne amoo kayit soxla driver license am nga passeport Sénégal bu baax su ñëwee mun na la wutal driver license jëlu ngay ragal dara loolu ñuy wax noonu de ndey kii yëpp loolu amut MVA du join sa information immigration du ko def loolu amut loolu kon xibaar bu tasa foo xibaar la bu ñuy tasaara loolu amut ok jërëjëf defe naa loolu la am question di leen remercier waat bu baax a baax tu as bien fait de poser cette question parce que loolu dafa am solo pour gars yi xam te li nga wax noonu am na solo sëñ bi parce que gars yi dañuy jël information ci mbedd bi rek après formaté fu ñu dem seen laaj person appropriate ñu laaj ko ñu mën a xam comme xam nga parce que man doon naa jàppale ay nit ba mais contrôle Maryland ngeen doon fay tax wala demee jël seen kii foofu ngeen dem DMV wala MVA daañ leen jox driver license mais il faut ngeen jaar école de conduite wax leen nga xam ko woon te ñu jox ko ay driver license te di fay tax you know waaw bon xam nga su fekkoon ne immigration dafa laa soxla kon DMV du la jox license su nekkee dañ laa soxla pour que DMV du la jox license kon xam nga DMV du la jox license loolu mooy cas parce que go ahead gars yi dañu war a ñëw ci yéen rek laajte quoi defe naa loolu moo gën waaw suñu numéro bi ngeen noonu képp koo xam ne daal bugg nga laajte mun nga aw numéro bi 240 582 66 20 comme li ko Demba waxee rek képp koo xam ne wala léegi pour wax leen ne donc suñu office mu ngi ubbi Monday to Friday between 10 a.m. to 6 p.m. D'accord. Monday to Friday 10 a.m. to 6 p.m. Saturday ñu ngi ubbi 10 a.m. to 2 p.m. Sunday office closed. Ok, d'accord. defe naa ne loolu leer na ma ne ko defe naa ne information yi leer na ñu bàyyi leen ngeen tàggoog auditeurs yi kon. waaw li may mujjee wax rek mooy suñu office ñun dinañ accepter cash crédit card ak check payment. D'accord. te instant bi ñu ngi def promotion donc ñun suñu prix yi moo gën a néewle maanaam fii ci Maryland bi ñu ngi koy defee $2.99
pour classe yi ak 6 hours behind the wheel yi mais sénégalais bu ñëw dinañ la defal discount waaw parce que tamit il faut ñu jàpp ci parce que tamit ci dëkk bi metti na boo fi bi fi nekkee il faut ñuy jàppalante pour ku nekk yëg ci sa bopp donc priorité yi daal mooy sénégalais yi ak gambien yi ñi nekk Afrique waaw ñoom moom ku ci ñëw xam nga dinaa la defal discount incha allah donc maa ngi remercier ñëpp benn grand Mody ak suñu imam di ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci invitation bi jërëjëf waaw maa ngi leen sant di leen gërëm comme nu ko Papa Demba wax ci invitation bi maa ngi leen di nuyu bépp Sénégal leen di wax ne asalaamaaleykum incha allah addu mbees maa ngi leen dokkeel yàlla def ci jàmm incha allah kon asalaamaaleykum jërëjëf Mohamed jërëjëf Pape Demba donc mbokk auditeurs yi defe naa ne ñoo ko déggandoo ay doomu sénégalais yu ñëw di jàppale communauté sénégalaise bi donc ku ci am sa question ci driver license noo kaa amee noo kaa wutee ak fan la ñu dem seeti Mohamed ak Pape Demba Diagne donc Ben à toi l'antenne. jërëjëf Marie mu nekkoon lu am solo mi ay doomu Sénégal yoo xam ne vraiment ñu ngi def liggéey bu am solo di fàttali ne rek bokk nañ ci suñu sponsor ñu nekk ci sponsor yi gën a fës sponsor yi nga xam ne jàppale nañu ci New Year's Eve bi am liggéey bu am solo boo xam ne def nañ ko ci ñu ngi leen di gërëm di leen sant lépp li nga xam ne mën nañ ko def rek pour vraiment orienter Sénégalais yi ci auto école boobu nga xam ne lu am solo la surtout li nga xam ne wax na ko ñi nga xam ne amuñu këyit bu ñu am benn tiitaange ak benn ragal nañu woo Sasanko ak ki nga xam ne Pape Demba ñu expliqué leen ñoom lañ leen wax fu ñu jaar ba am seen driver licence mën a liggéey ndax xam ngeen fii dawal moom c'est une nécessité liggéey boo ko amee dina laaj léeg-léeg ay déplacement léeg-léeg ay dawal ak yooyu ñu ngi leen soxla permis donc ñoom xam nañu fu ñuy jaar ak yéen ba defal leen loolu d'autant plus que bépp Sénégal ak bépp Gambien rawatina africain Sierra Leone ak yooyu dañuy defal discount mu nekk lu am solo kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen di remercier ci teewaay bi nga xam ne teewee nañ ko fii rajo ngir mën a partager loolu nga xam mooy information yi ak yi nga xam ne li nga xam ne sant nañ ko fii teg ko fii jagleel ko communauté bi jërë ngeen jëf ci seen teewaay Marie jërëjëf ci interview bi kon mbokk yi bu ko defee rek dañuy xuus jàll daal di dugg ci li nga xam ne InfoSport laata ñuy dugg ci InfoSport lu ñu bëgg a fàttali rek mooy mbokk yi rajo seen rajo la temps d'antenne bi seen temps d'antenne la ñu koy doxal ci communauté bi lañ bokk ñu koy doxal seen mbébét mooy communauté bi naat jëm kanam acteurs yi ci nekk yëpp même mbébét bi lañ am auditeurs yi même mbébét bi lañu am waaye nag dañu am ay responsabilité ak ay obligation par rapport ak rajo bi nu muy doxee ak lu tax muy dox pour rajo bi dox dafa am ay jumtukaay yooyu la jumtukaay bu ci ne am na diir boo xam ne bu ci tollee dañ koy renouveler boo ko renouveler dina am li ñuy wooye ay glitch yu bëri léegi nga nekk ci rajo bi mooy yooyu ngeen di dégg pour filtrer loolu il faut ñu jënd ay jumtukaay yu bees yoo xam ne ay new generation IT tools yooyu mooy tax nag ngeen di dégg souvent ñu ne leen rajo bi dafa tëj pour une semaine parce que dafa am ay rénovation dafa am ay réfection loolu benn la beneen bi mooy ñi nekk ci ginnaaw logistique la ñi nga xam ne ñoom ñooy def li nga xam ne mooy maintenance bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy def li nga xam ne moom mooy assistance ak yenn service yi nga xam ne c'est des services day laaj vraiment dédication waaye tamit day laaj li nga xam ne da leen di permettre ñu mën a satisfaire heure yooyu donc ba ñu xoolee xaymaa loolu dépassé na largement lu ñuy laaj mais comme ñun service bénévolat la ñuy def service communautaire la ñuy def parce que rajo communautaire amul salaire ñi ciy liggéey service bénévolat la donc ki nga xam ne moom rajo bi jox ñu antenne bi muy Modibo defal ñu benn prix forfaitaire loolu du fay loolu moom mooy li nga xam ne mooy couvrir lépp li nga xam ne moom mooy rénovation upgrade ak yooyu donc loolu mooy yëkkati coût yooyu ba à une certaine somme bi nga xam ne c'est une somme forfaitaire moo waral
fundraising bi pour ñu mën a assurer chaque année rajo bi samedi bu ne ñun ñu fi ne dañuy bàyyi suñu lépp ñëw toog bàyyi suñu njaboot bàyyi suñu liggéey bàyyi suñu lépp jagleel ko communauté bi mooy li nga xam ne dañ ko jagleel communauté bi ñu ngi sant yàlla ba nga xam ne yuuxuwuñu nekkuñu tamit di jàmbat ndax lu ñuy def dañ ko bëgg dañ ko sopp suñu communauté jaral nañu ko moo waral ñuy def loolu waaye luñ ciy ñaan mbokk auditeurs yi mooy que ne amuñu seen fay ndax saa su ne yéen a ngi déglu ndax rajo bu amuloon ñi ñuy déglu def naa bàyyi nañu jàll ci leneen waaye gis nañu audimat bi bés bu ne day yokk te loolu yokkute la ñu ngi leen di sant di leen di gërëm bu ngeen ci def rek yal na leen koy yàlla fay ay milliards yal na leen koy yàlla fay ci jàmm yal na leen koy yàlla fay ci ay xéwal yal na leen yàlla fay ci ay wër-gu-yaram yal na leen yàlla yokkal seen fan yokkal fësal seen cër yal na yàlla yokk seen xam-xam yokk seen mën-mën ak seen am-am looloo waral tey ñu ñëw di leen di laaj am dimbal pour ñu mën a satisfaire loolu nga xam ne suñu obligation la te xam naa ni liñ ci am gaa ci ndax dina mat gis nañ seen pas-pas gis nañ seen taxawaay beneen bi mbokk yi mooy horaire yi day changé dina changé ci at bu bees bi à partir de samedi prochain dinañ door même heure 8 heures waaye nag temps d'antenne bi day daal di wàññeeku au lieu mu nekk 3 heures 2 heures de temps lay nekk dinañ door 8 heures pare 10 heures donc loolu yëpp ay coppite la def naa bu ñu demee ba motal li nga xam ne moom lañ ne rénovation yi ak réfection yi ak yooyu yëpp dinañ delluwaat ci 3 heures yi mais pour l'instant à partir de samedi prochain ñu ngi door 20 heures 8 heures heure de DC ñu daal di tëj rajo bi 10 heures donc loolu mooy impératif yi nga xam ne moom moo fi taxaw dafa jàmp donc dinañ dellu si waat pour plus d'éclaircissement xam naa bu ci kanamee bu li ñu bëgg yëpp bu motee bu boobaa am nañu yéene sax bu ci xajee 4 heures de temps mais tamit bëgguñu yàgg ci rajo bi de telle sorte que mu dem ba soof nit ñi moo waral 3 heures de temps yi gis ngeen ni 3 heures de temps dafa gàtt parce que yi ñu ci dugal yu bëri am na yu bëri yoo xam ne war nañ ko waxtaanee communauté bi mais ci wàllu éducation mais ci wàllu tàggat yaram mais ci wàllu xam-xam mais ci wàllu diine mais ci wàllu yar mais ci wàllu sëy social lépp dañ ko fas yéene waxtaane parce que li ñuy def mooy awareness education ak assistance donc loolu mooy fi tax a toog donc mbokk yi li lañ leen bëggoon indil ko may information di jaale rek ñi nga xam ne vraiment naq lañu fi dégg mooy Fatim Diop madame Diop Pape Diop ñu ngi koy vraiment jaale liñ bokk yàlla suuf sedd ci kaw ki nga xam ne moo dem et puis seen saraxam yaa ak seen loxo bu ko defee li leen ñu bëggoon indil mbokk yi nañ ci dellu si waat incha allah balaa émission bi di jeex kon bu ko defee rek dañuy jàll ci info sport fàttali ni info sport ñu ngi ci ànd ak ki nga xam ne mooy Amine si ak ki nga xam ne mooy Pape Diagne di laajte ba xam Amine si mu ngi fi ak Pape Diagne Amine dina la pa waaw mi ngi fi maa ngi fi maa ngi dégg xaw ma ndax Amine voilà waaw yaa ngi may dégg je crois que waaw Amine yaa ngi dégg waaw maa ngi lay dégg ñu may dégg bu baax a baax dama lay bàyyi rek nga dawal ak Lapa et puis voilà Info Sport 360 c'est tout de suite avec Amédine Sy et Pape Diagne waaw d'abord nuyu leen nuyu auditeurs yi di leen souhaiter les meilleurs vœux 2020 nekk année bànneex année mbégte waaye année santé tamit ak année jàmm sur tous les plans rawatina nag sur le plan sportif ba ñu gëj a déggoo waxtaan bi ça tourné autour de Sadio Mané gannaaw mbiru ballon d'or yeeg ñoo taxaw ne ñu doon wax yooyu yëpp fi mu toll nii ballon d'or africain bi nag mardi le 7 fële ca Caire la yi daal di joxe li nga xam ne moom mooy ballon d'or bi Caire la dëkk Mohamed Salah bi nga xam ne nii moom moo yore raay ji waaye am nañu rafet njort trop que Sadio Mané bi nga xam ne doomu Sénégal la
dina dem Caire ni ko Salah defee woon ñëw Dakar jël ballon d'or bi Sadio dem Caire jël ko parce que fi mu nekk nii information yi commencé na fuiter parce que benn membre comité exécutif bi nga xam ne ni mi ngi fële ca Caire ci fu ñu war a joxe ballon d'or bi joxe na information comme quoi que Sadio Mané moom moo nar a nekk ballon d'or su ko nekkee nag mu doon une deuxième fois pour le Sénégal parce que El Hadji Diouf moom mu nekk ballon d'or africain nekkoon na ko à 2 reprises en 2001 et en 2001 ak 2002 donc kon mardi daal ñu daal di xaar fi mu toll nii sax am nañ ay information comme quoi que fële ca Sénégal ñi ngi pare parce que am na benn programme bu gars yi di nas su Sadio Mané jógee fi nga xam ne moom mooy Caire dafa am benn kii avion bu ñuy jël spécial bu jubal Sénégal su Sadio Mané jubalee Sénégal maanaam mercredi bi dafay jubal directement Sénégal su fa eggee ñu jàkkaarloog ñi nga xam ne mooy presse bi conférence lay def ba pare après ñu daal di koy sargal Sénégal parce que si li nga xam ne mooy musée de la rénovation bi lañuy defee benn cérémonie bu mag bi nga xam ni sax ñu ngi annoncé la présence du chef de l'État waaye li ñu mën a jàpp daal moom mooy que Sadio Mané daal nar na jël na ba pare sax li nga xam ne mooy ballon d'or bi loolu di actualité bi nga xam ne mooy actualité phare ay nouvelles yi nga xam ne nii yu bees tàq la di li nga xam ne tamit su amee dañ koy rafetlu parce que ñëpp gis nañ li xew ci ballon d'or France football Pape Diagne ma bàyyi la tuuti nga commenté ci li nga xam ne mooy actualité bi nga xam ne nii dafay neex trop doomu Sénégal yi ndaxte Sadio Mané ren bi mu def mérite na lu raw ballon d'or. jërëjëf Amadine di la sargal ci li ngay liggéey comme ni nga ko waxee rek yow tamit di la souhaiter atum naataange atum wérgu yaram lépp loo xam ne yaa ngi ko ci mbébét rek yal na la ko yàlla defal mu doon sa njiglaay muy lu ñuy rafetlu parce que doomu Sénégal boobu si gën na Sénégalais ci li muy liggéey mu ci maanaam ci football bi man sax léegi damay doser sama liggéeykaay nii dañuy waxtaan ci ñu am groupe bi ñuy waxtaan ci affaire sport mais du ma jóg di leen ko wan di leen ko jaay ndax Mané donc sant yàlla rafet na que ñu mën ko teerool ko sargal ko comme ca kaw màggal ko xam nga léegi ak dafay ute temps yi passé yi nga xam ne ñu ngi doon sargal nga doon def yëpp léegi ak média bi ak WhatsApp bi ak vidéo yi ñëpp dañu involve donc génne nit ñi pour teeru Sadio Mané su fekkee ne yàlla dogal na mu jël ballon d'or bi dina nekk lu yomb dina nekk parce que gis nañu tamit nu muy yëngoo ci social bi gis nañu lu muy def ci tabax ay école ki jàkk di def ay donation yu bëri donc dafa di doomu Sénégalais boo xam ne nit ñi naw nañ ko bëgg nañu lu muy def donc incha allah bu yàlla dogalee mu jël ko dina doon lu rafet lool bu ko teeru mag jërëjëf. waaw li nga wax Pape loolu la amee parce que am na sax une délégation du 12e Gaïndé yi nga xam ne war nañ effectuer le déplacement jusqu'au Caire pour assister maanaam moment yi nga xam ne ce sera des moments inoubliables donc loolu daal moom mooy information phare bi nga xam ne ni parce que soo toogee li nga xam ne 2002 ba 2019 donc Sénégal nar a amaat deuxième ballon d'or donc muy ndam lu rëy xeebuñu ko te comme nu ko les responsables sénégalais daal di décider rek pour sargal ko je pense que lu rafet la fi mu toll nii fële ca Sénégal xam nga ñu ngi woon ci fête de Noël ak Nouvel An loolu tax ñu xaw a bër tuuti yeneen activités yi di gis tuuti ñu ngi ciy réfléchir parce que lu si mel ni combat bi nga xam ne tëgg nañ ko muy Ama Baldé ak Modou Lo bi nga xam ne ñoom ñoo waroon bëri tamit te tombeek Luc Nicolaï daal di dellu kaso donc incertitude di plané ci li nga xam ni moom mooy combat boobu loolu tamit ñu ngi ñaan ci 2020 bi mbir yi décanté wu xale yi mun a bëree waaye tamit di rafetlu aussi li nga xam ne ni le chef d'État wax na ko ba muy jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi ci le 31 janvier bi joxe dafa benn information de taille parce que Pape muy man muy yow di benn doon nañu ñaawlu situation bi am au Sénégal maanaam sur le plan des infrastructures parce que un pays comme le Sénégal un pays qui est la première nation africaine au niveau du classement FIFA et la 20e au niveau mondial un pays vice-champion d'Afrique un pays qui a un joueur comme Sadio Mané bi nga xam ne ni
au pied du podium la ñëw ci ballon d'or mondial bi nar a jël li nga xam ne moom mooy ballon d'or africain pays boobu amul un stade digne de son nom bu nga xam ne mun nañ fa jouer ay match yi nga xam ne match international la loolu dañ ko doon ñaawlu fu ñaawlu yem parce que c'est inadmissible chef de l'État nag nee na xam nga ba Lions yi jëlee li nga xam ni moom mooy Coupe d'Afrique bi dafa digge woon en 2015 day defar Dakar Arena ñu defar ko mu koy inauguré mu ni stade olympique moo siy topp ñu waroon teg première pierre bi teguñu ko le 31 décembre annoncé na mois de janvier bi lay teg première pierre bi te liggéey bi 14 mois lay def 14 mois comme on est en janvier moom mooy février 2021 au plus tard day am benn stade olympique di nouvelle bi nga xam ne ni ñu ngi koy rafetlu mais comme vous dites comme disent les Anglais wait and see n'est-ce pas Pape Diagne. waaw wax nga dëgg vraiment ñi ngi ñaanal ki nga xam ne caabi daf ko féete ginnaaw nit Nicolas pour mu mën a génn continuer li nga xam ne mi ngi koy def ci sport bi aussi ñu ngi lancé appel ci manager yi ñu wàññi seen prix comme ça làmb gi mën a dellu si dafa mel ni ñu ngi commencé di ko suuf ci laaj ci prix yu mag yi ñuy laajte mbër yu bëri dañuy année blanche li nga wax tamit rafet na ci chef de l'État je pense que bu fekkee ne c'est dans 2 ans je pense bien wala ci la ñu war a organiser les Jeux olympiques de la jeunesse bi defe naa ne war nañu pare pour loolu alors travaux yi war na démarrer ci mois bii wala ci mois prochain incha allah parce que c'est pas facile te pour que ñu am na foo xam ne bu fa tolloo dinañ war a ñëw vérifier fan la liggéey bi toll pour mën a continuer affaire bi dina ñaaw trop suñu mbokku africains yi yëpp ñuy xool ne ñu ñoo ko fi naroon njëkk def te mënuñu ko taxawal donc c'est le moment de faire des stades olympiques pour que ñu mën a accueillir loolu donc ñu ngi ciy ñaanal ñi ko war a defar ñu eggali ko ak jàmm ba mbir mi egg fi mu war a egg incha allah jërëjëf. waaw terminé par football bi nga xam ne coupe de la ligue bi démarré nañ ko tey mu amoon benn derby bu mag Pikine Jaraaf Pikine bi nga xam ne moom moo gagné woon Jaraaf en championnat Jaraaf jël revanche parce que éliminé na ko tey beneen match bi tamit am na surprise parce que jamono bu Fatick bi nga xam ne Ligue 2 la nekk moom moo daal di éliminé Ndiambour bu Louga loolu comme ni ñu ko xamee rek mooy charme coupe parce que coupe moom d'habitude amul mag amul ndaw petit poussé dafay mun di gagner les grands tey gis nañ ko tamit ci match boobu Jaraaf bi nga xam ne il était mal en point en début de championnat redoré blason tout ba mu gagné Casa Sport 3e tour de championnat continuer ci lancé bi en éliminant ASC Pikine Pape Diagne. waaw c'est vrai que gars yi reprendre nañ ko donc ñi ngi encouragé ci toll ni ndax am na solo championnat bi am na solo coupe bi aussi il faut que ñu avancer si pour que mën a taxaw équipe comme ni ko Omar Pène daan waxee ci kër gi lay dooree donc pour que mun équipe nationale bi mën a dëgër il faut que championnat bi aussi mën a am yenn niveau yi comme ça ñu mën leen jël vraiment suñu mënul jël équipe ñi nga xam ne ñu ngi évolué ci biir championnat bi aussi suñu defee CHAN li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique ñi nga xam ne képp ko nekk international bokkuloo ci donc loolu suñu ko defee dafa il faut que Sénégal mun ci wane boppam tamit mu nekk ni numéro 1 ci Afrique parce que ñëpp ay expatriés lañu il faut que ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci championnat bi ak coupe bi mën a ñu mun leen defal sélection ñu mën a représenter Sénégal pour ci CHAN bi jërëjëf. dëgg la da nga laal foofu le mal du football da nga laal le mal du football local parce que dans daan ci avril bi sax lañ koy joué fële ca Cameroun mooy nekk test de grandeur nature pour Cameroun bi nga xam ne nii moom moo war a organiser Coupe d'Afrique bi donc balaa nga organiser Coupe d'Afrique dañ lay jox CHAN ñu test la donc CHAN moom mooy championnat d'Afrique réservé aux jours locaux malheureusement Sénégal ci dem parce que tout simplement Guinée moo ñu éliminé di wane tamit li nga wax léegi moom mooy faiblesse football local parce que li nga xam ne moom mooy championnat d'Afrique réservé aux jours locaux yi ñaari éditions yu njëkk yi Sénégal demoon na ci ba benn bi en 2009 à Abidjan demoon nañ ba demi-finale mais en 2011 dañu gëj a dem Soudan la ñu gëj a dem 2013 demuñu 2015 demuñu 2017 demuñu ñu andi ko année impaire 2020 ñu dem donc tamit liggéey bu mag war nañ ko def ci au niveau du football local parce que loolu tamit moom mooy wane encore une fois football local dafa sooxee ndaxte su koy prouvé moom mooy non seulement l'équipe nationale locale mënul dem
championnat d'Afrique aux Jeux locaux, mais au niveau des clubs aussi. Depuis 2004, la Gendarmerie de Dakar moo fi demoon Ligue des champions en demi-finale en 2004 avec Oumar Seck. Depuis lors, amul benn club sénégalais bu mën a franchir la phase des poules dugg poule yi préliminaire la ñuy dem ñu daal di leen éliminer. C'est le cas de Génération pour cette année dem na préliminaire Ligue des champions éliminé ko ñu reversé ko coupe de la CAF benn équipe béninoise bi nga xam ne ñoo fi c'est la première fois muy joué compétition africaine moom moo ko éliminé. Donc liggéey bi comme tu dis jeex na war nañu bëri liggéey ci côté boobu pour football local bi mun a dellu soit am doole parce que tamit ce football sur le plan international su baaxee comme tu dis international A bi c'est composé que des joueurs expatriés donc c'est un peu l'arbre qui cache la forêt donc chantier yi daal moom noonu ñaan yàlla 2020 daal sport bi gën a dox infrastructure yi nga xam ne la ñuy jooy gën a yokku performance yi tam ci athlètes yi gën a yokku au niveau des petites catégories tam ñu gën a tàggat xale yi comme tu l'as dit tout de suite ñu ñuy active les Jeux olympiques de la jeunesse te Jeux olympiques de la jeunesse soo koy organisé da ngay am ñaari défi d'abord le défi de l'organisation parce que adduna bi yëpp et c'est la première fois benn pays africain di ko organiser donc tous les Jeux seront rivés sur le Sénégal donc on doit non seulement relever le défi de l'organisation suñ ko relever nag mu def le défi de la participation maanaam am ay résultats yi nga xam ne ni dina baax wala mu tane suñu ko deful du baax parce que tamit dafa am niveau trop parce que même Jeux olympiques bu mag bi ñu wax depuis 1960 Sénégal ci participé benn médaille lañ mujj am c'est gagné par El Hadj Amadou Diaba à Séoul en 88 donc daal chantier baa ngi doon énorme na liggéey bi bëri na foofu daal Pape Diagne lay tëjee waxtaan bi tey ci wàllu sport di leen souhaiter encore une fois des météo di nuyu auditeurs yi di leen sant di gërëm tamit association bi ak waa diaspora bi yëpp ñi nga xam ne ñu ngi jàpp liggéey bi rafet na di nuyu sama président ak sama secrétaire général bi parce que Pape moo di ak benn liggéey bi rafet na di leen sant di leen gërëm. Amady mi ngi noonu jërëjëf ci information yi fi jot a jàll yëpp duñu tàyyi di ko waxaat il faut que ñu am ay infrastructure yoo xam ne ñoom ñooy taxawal tàggat yaram bi loolu ci football bi rek muy ci yeneen sport yi yëpp parce que soo ko xoolee Jeux olympiques dafay laaj discipline yu bëri donc yal nañ si yàlla taxaw ba fi ñu jëm mu tane incha allah donc di la remercier moo di benn ku ci am benn information sportive sinon benn nga jëlaat mbir mi. jërëjëf Amady jërëjëf Pape bu nekk information yu am solo ci wàllu tàggat yaram ñu ne di gërëm bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi di wax Amady bonne année bonne santé gisuñu la mais j'espère que déwén di sera parmi les invités d'honneur aussi nañ la gis incha allah ci kàddu yàlla di wax rek ni mbokk yi nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne teewee nañu li nga xam ne mooy fundraising parce que il faut aussi comme ñu clarifier ko c'est un fundraising c'est un réveillon c'est un moment de convivialité bi nga xam ne ak bi nga xam ne ñun ñoo ko dundandoo ensemble et puis ngeen ñu siy jàppale ñi siy taaba ngeen siy jàpp day laaj bu at boobu jeexee bu at bi di door ñoo koy commencé ndo comme ni ñu def nii rek at 2020 bi fii la commencé fii la tàmbale ñu ngi ñëw ci yenn événement yi lu mel ni renouvellement bureau yi lu mel ni programme bi lu mel ni li nga xam ne mooy Sénégal Day programme yu bëri mu ngi ñëw bu ñu jógee ci yooyu nga xam ne ñooy ànd ci mission boobu ñooy ànd ci programme ànd ñëw toog benn moment ku nekk ñëw toog xoolante saafante et puis célébrer at bi nga xam ne am nañu privilège bi nga xam ne liggéey lu ñu fi yàlla dara li tax mu bàyyi ñu fi te ñi nga xam ne yàlla jël na leen defuñu ko fi dara loo xam ne war na leen jël bàyyi ñu fi donc privilège boobu ñu ñëw toog célébrer ko et puis ñaanalante ëllëg ñaanalante at bi di ñëw mu dàq ba tax na ñun fundraising lañ koy wax ndax loolu fonds yooyu ñu ciy dugal fonds yooyu ci keesu communauté bi lay jógee maanaam association yi ko sëkk muy Casamance muy Team Sénégal muy association catholique bu ñu jógee ci loolu lu ñuy jël da ci delluwaat ci loolu la ñuy jëlaat di financer activité éducation yooyu ak activité santé yi activité sportive yi activité sociale yi ak yenn activités yi nga xam ne bokk na ci liy développer communauté ak liy développer réew voilà comment ça se passe bu ñuy gisee baal la bu ñuy gis ne seen taxawaalu la mais c'est tout simplement
moment de convivialité un moment de célébration yi nga xam ne dañuy dem profiter kii ko ñu ngi ciy sant nag ñëpp ñu ci teew mag góor jigéen ndaw ñu ngi ciy ñaan ñëpp ñi nga xam ne teew nañ ci ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gis ni di leen di wax ni gis nañ seen taxawaay ça a été nag un succès c'est pas moi qui l'ai dit woon jógee Pennsylvania ñii ñu ngi jógee je crois kii Delaware North Carolina Caroline du Nord waaw North Carolina Canada ak waaw loolu la ngeen ci mën a jàpp New York donc ñi jógee foofu dañ leen joxoon ku ci ne benn bout de papier ngeen def seen feedback donc feedback yi so far li ñu dégg mooy vraiment c'était un succès c'était la classe c'était vraiment quelque chose à pérenniser dans le sens où ça rentre dans le cadre de renforcer la convivialité sociale dans la communauté, mais aussi de privilégier tous les membres qui ont eu à nous accompagner durant l'année dans un cadre très chic, dans un cadre classique pour célébrer l'année et puis accueillir le nouvel an. Donc voilà, ñu ngi remercier di leen gërëm. Sans plus tarder dañuy jàll ci li nga xam ne moom mooy table ronde ànd ci ak ki nga xam ne Djibi consultant bi nga xam ne vraiment ñu ngi koy sant di ko gërëm de par sa pertinence de par sa vraiment son dynamisme ak lépp li nga xam ne tamit son accompagnement mu ngi ciy jàppale ñu ngi ciy dalal tamit ki nga xam ne mooy njëkk indi sujets yoo xam ne des sujets vraiment des sujets pertinents à débattre donc Ndiaye sans plus tarder ñu bàyyi waaw jërëjëf sëñ Ben di vraiment wax nga fi ay wax yu am solo foofu di la remercier bu baax et aussi di remercier ñi nga xam ne def nañu donation ci rajo bi parce que gis nañ fi ñi nga xam ne ñu ngi commencé joxe bëgguñu wax seen tur sax et vraiment ñu ngi leen di jaajëfe bu baax a baax aussi di jaajëfe aussi sama doomu ndey Jibi xam naa moom mu ngi ci line bi moom tamit toujours égal à lui-même moom vraiment donation am tamit ñu ngi koy gis chaque jour saa yu rajo bi soxlawee kii bi dugal na loxoom ci poche am di génnee Jibi jërëjëf donc ñu ngi remercier bu baax donc tout très rapidement rek ñu jaar ci table ronde xam naa nag tey moom lu ñu bëgg waxtaanee mooy set setal bi nga xam ni am na Sénégal bëgg loolu la ñu gën a bëgg waxtaanee ensuite deuxième point bu ñu bëgg waxtaanee aussi y a l'assassinat du général Souleymani bu nekkoon général fële nu tuddati Iran moom nag il a été assassiné par les États-Unis dinañ si ñëwaat tuuti donc bu ñu amee jot xam naa jibi dina ñëw si impeachment bi mais am na choix xaw ma bu ñu amee jot donc très rapidement rek set setal bi Sénégal vraiment damay wax rek ne you have to give credit when credit is due. Bi ma gisee Macky Sall pour le plan de l'indépendance di jël bale di ak gars yi donc vraiment damay wax ne lu baax la parce que bu nit defee lu baax tamit da nga koy wax vraiment lu mu commencé nii parce que maa ngi fi doon jooy keroog si rajo bi table ronde bi may wax naan faire de Dakar une ville propre responsabilité du citoyen. À la fin boo ñu gisee sama conclusion moo doon ne donc dafa nekk benn kii daal ñu ngi koy wootee benn affaire bi nga xam ni que ne ñëpp ñoom ñoo war a ñu ngi koy wootee suulandoo whatever xaw ma ñu ngi koy waxee donc voilà maa ngi ko doon wax ba passé donc vraiment bi ma ko gisee tey maa ngi démb kontaan naa xam nga gis naa ne y a l'engouement actuellement nii populaire et puis c'est une volonté politique de l'État sénégalais bon yàlla na jëm kanam donc loolu nag dafa am ay accompagnement yi nga xam ni moom la war a àndal lu si mel ni ay poubelle xam nga donc aussi nit yi xam nga bu fekkee def nañu yooyu yëpp teg ko donc ku si defati di ñu lay gis ngay sànni ay yenn affaires yi ñu jox la amende donc yooyu yëpp ay accompagnement yi nga xam ne si la bokk
donc loolu laa bëggoon parce que li ma waxoon bee passé rek Dakar dafa nekk benn plaque tournante nga xam ne kuy jaar Afrique rek foofu ngay wàcc et puis donc loolu daf ñuy aider si tourisme bi yooyu xam nga donc vraiment ñu ngi koy rafetlu bu baax donc xam naa amee bàyyi sama gaañ rek ku si nekk yéey si yàbbi jibi mu ngi si biir xam naa Pape Ben anybody ku si bëgg yéey yàbbi rek moo di commencé na waaw suñu émission ñun dañuy góorgóorlu fii di sport bi di répété nii Mariane di wax émission am ni mais dafa mel ni Macky Sall table point yi lay xaar moom lay déglu après dem te di ko wax loolu lay nuru de parce que man dama président parce que fi nga ko laal rek fa lay foofu saa yoo ko laalee fenn rek fa lay yënguwaat après donc c'est bon ñu continuer waaye rafetlu aussi su comme rafet na li mu def aussi ñu rafetlu ko comme ni nga wax rek nañu ñëpp clean et bu ñu indee li accompagnement clean bi tamit gars yi bañ ko jël di ko jaay ak di ko yàq ak yooyu na ñëpp clean rek comme ça dëkk bi set mooy tax mooy wàññi feebar yeeg yooyu quoi thank you. jërëjëf au passé tamit ñu nuyu Pape Demba Diayte ñu ngi koy gis si biir vraiment Pape ñu ngi lay nuyu di la ziar donc yaa ngi si biir table ronde donc xam naa itam bu fekkee dafa am loo si bëgg a wax rek wala Jibi wala Ben. nuyu di leen ziar ñëpp. ñu ngi lay sant nuyu ñëpp si la delloo. ñu rafetlu thème bi nga jël tey xam naa ni thème bu am solo la parce que suñu dëkk yooyu moom soxla na vraiment cleaning di rafetlu nag initiative président de la république xam nga di lay ñaan jëpp jàpp ci te xam ne Sénégal suñu Sénégal la xam nga bàyyi parloo bi xam nga affaire politique ñu teg ko on the side parce que li ñuy def li nga xam ne affaire cleaning la moom xam nga nee nañu un corps sain dans un environnement sain xam nga comme Pape Diagne ni mu ko waxee bu fekkee ne dañu bëgg suñu xale yi wér ñu wér ñëpp wér xam nga gan yi ñëw suñu dëkk bëgg ko toog président bi gën a jëm kanam nañ ci gën a jàpp ko mais na bañ a nekk laa slogan rek quoi comme d'habitude xam nga na nekk loo xam ne vraiment loo xam ne xalaat nañ ko bu baax et puis am nañu par exemple programme en projet niñ ko war a tëralee pour affaire bi jëm kanam nekk loo xam ne vraiment ñun ñi dinañ ko defet rek quoi wallaa jam so jërëjëf Pape Jibi yaa ngi si biir wala Ben Hadj Modi ñu ngi leen ziara di nuyu ñu ngi ciy jiitu ñëpp damale ko ci benn bi nga xam ne du tudd na bénévolat waaye bénévolat moom dara def naa dafa jógee ci moom lafu ci yéen ñëpp daal fi mu ne nii parce que dañuy bañ daal ku dañu naan lim ma bon xam nga lim moom boo jumee ba nga xam ni fi mu nekk nii limoo ñu war a lim ñëpp bien que xam naa ni ñu bari fi mu nekk nii ñun xamante ne suñu biir lool bëggante nañ soppante na suñu biir teewul ne naka laa koy waaye dina tax ba seeg ne man du dégg ma sama tur fi mu nekk nii waaye moo tax it duñ ci lim kenn mais vraiment yéen ñi ngi chaque fois di jàpp ci rajo bi naan yàlla dootul nekk juum fàtte lay ne ku lim fàtte ku lim juumuloo nga fàtte waaw wax nga dëgg Haj Pape fi mu nekk nii ba ma koy wax xel maa ngi naan la ma wax ni def mel ni la saaneex di wax ne sol bi nu mu tuddati wax ji solu tubéy mais wax nga dëgg olof leer bi moom mooy ku lim nu mu tudd fàtte vraiment li nga xam ne benn moo ko jëmale sama ci aussi te sant ko gërëm di ñaan yàlla aussi vraiment suñu auditeur bi nga xam ni ñoo nekk ci di ñu déglu vraiment neexul ba neexul naka kii rajo bi seen rajo la rajo bi rajo communauté la sànq rek la ñu am benn service de communauté boo xam ne dafa am solo bi parce que xam nga ne sànq li ñu waxtaan affaire ay travail bi ak auto école nañ ñaan yàlla aussi fu mu nekk ni ñun ñëpp ni ñu taxaw jëg rajo bi képp ñu mos a laajte rek est ce que xam nga ne auto école rek ñu ngi ko yóbbu ci auto école bi parce que loolu rek lañu kii fu mu nekk ni communauté jàppalante moo tax communauté yi jëm kanam yàlla nañu yàlla may doole bi nga xam ne may na ko yéen communauté yëpp daal loolu weesu xam naa ne introduction bu gudd la woon mais xam nga gërëm moom bu jógee ci xol moom aw ma ay frein damay tax ak kii il faut may continuer mais gis nga influence sectorielle bi kii mooy loo xam ni ñun dañ ci faral di ñëw gaa parce que xam nga ñun boo xasee ba génn àll comme ñun ñii nekkee àll nii
nga toog ba si yàgg yàlla may la nga delloo Sénégal ngay toog ba si yàgg da nga naan vraiment franchement di nga xam la mooy valeur set mais donc nga toog ba si yàgg nag daani neexul ba neexul aussi xam nga set c'est vrai que ñaar la set dafa nekk ay jukko à part set nekk ci jukko set aussi dafa nekk ay infrastructure néew man nag vraiment ne président liggéey nga xam ne dafay jiite réew mi néew wax dëgg yàlla su ma taxaw foofu naan def lu yomb la parce que bu ma ne woon lu yomb la dinaa ñëw liñ naan bu yomboon kenn du ko def bu fekkoon dafa yomb fi ma nekk nii ci Macky dina ma woon ne ma boo xamee lu gën a kii ñëw toog defal ñu ko waaye dañuy vraiment di applaudir initiative bi am na solo mais bu ñu xaw a loolu suñu bopp suñu toogee gis suñu président ak suñu ministre yi doo seeni leer yu rafet sa ay nu ko xamtaan ñëw yëkkati ñaari morceau sànni loolu setul dëgg dañuy commencé fi mu nekk nii di jël tout simplement commencé di ko inculquer loolu lañu ma def di ko inculquer si jukkooy Sénégalais yi tu vois bien wat bëgg nañu fi mu nekk nii la ma doon waxoon un jour mooy nga toog ba si yàgg xoola nga sànni dara ñëw ma la kii balaa police bi ak si police bu mu ñëw bu kenn ñëw xoola population si boppam ñoom noonu lay ñëw xool la ne la saa waa ji fi mu nekk nii li nga def nii lu rusul la ñëpp nañ la mbamb nga xam ne li nga xam ne deful yoon di sànni mbedd fu nekk war na toll fi nga xam ni war nañu jomb ñun Sénégal yi c'est-à-dire que war na toog ba si yàgg à un moment donné li nga xam ne benn Sénégal mu toog ba si yàgg dem ci biir nit ñi ci mi tubéem naan dafay dem douche ñun vraiment sànni politique ak ay qualité de foofu la ñu woon toll daal donc bu ñu fàttee rek franchement ne jukkoo la ak aussi ay infrastructure yi nag mu ngi nekk tout simplement ci nit ñi de temps en temps ku mën a sànni di nga mën ala mbali jege bu mbali feesee aussi oto war nag mën a jël si te ñu mën a fexe aussi def le lien entre la propreté et la santé parce que neexu Sénégal mu dëkk boo xam ne comme yàlla mel ni yenn moyens yi en matière de santé mieux vaut prévenir que guérir te set moom mooy premier pas ci prévenir ci ay maladies quoi encore une fois ñu leen sant leen gën jërëjëf waay parce que jërëjëf sëñ Hadji bi donc bu fekkee ne amul kenn ku si intervenir donc ñu jàll ci deuxième point bi ni ma doon wax njëlbeen général iranien boobu ñu xam ko te mu tudd Qassem Soleimani moom nag américain boobu nañ ko moom nag il était l'architecte de la puissance iranienne il était nekkoon na origine moo nekkoon à l'origine des missiles chiites yooyu en Irak et ak forces iraniennes yooyu nga xam ne ñoo nekkoon en Syrie qui ont tenu à bout de bras le régime de Bachar al-Assad depuis nag 40 ans mu ngi doon arpenter les terrains de guerre de la région vraiment nekkoon na ki nga xam ne bàyyil woon di wax son dégoût à l'idée de connaître une mort paisible si mu foofu noonu à terre donc moom lu metti la bëggoon donc il était aussi l'un plus bon mu nekkoon benn général bi nga xam ne amoon na 2 étoiles nekkoon aussi patron des opérations extérieures de Téhéran au sein de la force Al-Quds moom mooy force boobu ngeen di faral di dégg muy force les gardiens de la révolution moom nag abattre nañ ko sur le sol de son premier conflit en Irak moom mu ngi amoon nag 62 ans si frappe yooyu nag lakk nañ ko si donc il était brûlé dans une frappe américaine bi nga xam près de l'aéroport de Bagdad dans la nuit du vendredi 3 janvier donc loolu laa bëggoon sëñ bi ñu xaw si wax parce que affaire bi mu amee gis nañu aussi ne fële Iran gars yi ñoom nee nañu fi mu nekk ni ils vont se venger xam nga te que fi mu nekk ni ki nga xam ne américain nga am nga passeport américain bu la boo ngay xool si ginnaaw parce que gars yi fi mu nekk nii seen cible mooy les américains donc Djibi est-ce que loolu
est-ce que mettre ñu en danger fi mu nekk nii. Hadj Mody vraiment muy ndam na ma danger jërëjëf encore ci sa introduction bi vraiment sa introduction bi dañu naan c'est clair et c'est succinct ñoo xamal ni seen auditeurs yi di caw moom mooy tout simplement suma jumlee ba ci dem dañoo toog ba ci yàgg kii ñu ne ci mooy déglu émission bi fii ñu joxe information ne dina rey général bi nga xam ne boo ko doon xool un petit peu boo ko doon xool ci Iran c'était l'équivalent ñu rey par exemple une combinaison de premier ministre du Sénégal et général de forces armées ñoom foofu la leen tolloon parce que dafa nekkoon koo xam ni moo nekkoon am ko architecte la puissance militaire iranienne parce que tam nekk architecte bi moom mooy tout simplement pour ñu participer guerre Iran-Irak bi xam nga Irak pas Iran de mais Irak bi nga xam ni yàlla dafa def mu nekk une ci dëkk boo xam ni la majorité wu Irak ci boppam dafa nekk ci majorité bi mooy nekk ay chia mooy les kii ñaar les deux plus grandes branches ci islam mooy sunni ak chia yi donc en Irak tout simplement la majorité bi dina nekk ay chia et que bi guerre Irak bi nga xam ne président Bush moom moo ko déclaré woon bi ñu demee guerre bi ba guerre bi jeex li te ni ñu doon prévenir yëpp moo amoon moom mooy tout simplement que moom moom bis ñu toree ci guerre bi li ñuy def rek moom mooy tout simplement kii Irak ci boppam kii ñu ni tout simplement Irak ci boppam dafay jël tout simplement kii dafay tomber entre les mains des Iraniens parce que c'est plus naturel fi mu nekk nii ce qui va se passer moom mooy pour la première fois c'est pas la minorité sunni ñoo diriger Irak mais c'est la majorité chia te la majorité chia bi diriger Irak moom moo nekk aussi pële nale la majorité aussi en Iran parce que chia yi Iran lañ gën a bari loolu moo ci amoon léegi bi kii bi moo tax bi ñu reyee fi mu nekk nii Qasim Souleymane noonu la sa la tur bi xam nga américain ñoo ko ñu wax rek biñ ko reyee ba rey li gën a kii li ci gën a bon moom mooy li président bi def muy président Trump opportunité bi tous les présidents yi ko jiite yëpp amoon nañ cette opportunité là parce que kii moo doon diriger en général toutes les attaques yi nga xam ni ce sont les milices kii chia yi nekk en Syrie milices chia yi nekk en Irak pendant guerre Irak bi nga xam ñoo doon rey tous les soldats américains ñooñu ñëpp ci toutes ces milices là kii en fait kii moo doon seen commandant tu vois bien donc les Américains yàggoon ko xam itam mosuñu ko woon rey parce que tout simplement li ñu doon bañ rek moom mooy déclenche une guerre boo xam ni segam ñoom guerre Irak bi si boppam li ñu mën contrôler parce que guerre dina toog ba si yàgg xëy na ñu ne dañuy jël suñu bagage mu nekk di daw parce que lii mën ñu ko gérer astamaak guerre contre Iran parce que c'est un dëkk boo xam ne am na plus de 85 millions de nit dëkk unis parce que dëkk boo xam ne dëkku chia yi la ils sont assez unis te États-Unis déjà ñoom ils ont considéré que fi mu nekk nii bis bu ñu duggoon jamais au plus grand jamais même bi ñu doon xeex ak Iran sax seen xel mu du xalaat mukk teg seen yóbbu ay soldats Iran parce que bu ñu yóbbu ay soldats Iran les Iraniens sont très sophistiqués ce sont des gens yoo xam ne pendant des milliers des années dañoo ñu yàgg xeex donc nekk na ñoo xam ni fi mu nekk nii tous les calculs militaires yi américains moo si def yëpp seen calculs militaires yëpp mosuñu jéem a boole ci di jéem a song kii Iran sur son propre terrain waaye li président yëpp fi mu ne doon daw def nañ ko moom mooy rey Qasim Souleymane te bi ñu rey Qasim Souleymane léegi fi mu nekk nii les Iraniens ils ont vraiment ñoom fi mu nekk ils ont promis et juré que ils vont se venger te venger bi yëpp tout simplement ils vont prendre le temps parce que ce sont des gens yoo xam ils sont sur le plan militaire ils sont sophistiqués
et sur le plan politique dañoo comprendre États-Unis te li nit ñi xam aussi moom mooy sur le plan affaire ay les attaques de cybersécurité les Iraniens sont vraiment très très forts bu leen neexee fi ne mën nañ toll fi ñu toll di indi toog ba si yàgg sax comme par exemple les barrages yi am aux États-Unis fii mën nañ toll fii di contrôler parce que xam nga maintenant à peu près tout est contrôlé par l'informatique mën nañ toll foofu manipuler yàq fii des kii système yoo xam ni kii daf c'est vital aux États-Unis nii actuellement nii fi mu nekk nii kenn xamul lu xew kenn xamul nu mu tudd président bi li mu fi indi nañu ñaan yàlla rek vraiment li ñu ñaan ay di am ci bopp ji borom ñaan yàlla rek fi mu nekk nii yàlla seral yëpp ci mbir yi daal te dama bëggoon benn dernier point rek boo xam ne xëy na sax dafay xaw laalaale impeachment bi xam nga sa chaque jour nañu affaire motion de censure bi ñu censurer le président temps yi passé il s'est avéré deux choses il y a deux